asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ni nuyu mbokki colisée yi yëpp di niital si nuyoo yi ak ziyaar yi sunu sëriñ maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy al Moustapha di ko ñaanal yàlla li mu sumb yàlla na ko ci yàlla may ndam di ko nuyoo ak sunu ziyaar ci kilifaam al oustaz Mouhamadou Moustapha Sy al Maktoum bu ko defee am nañ fi ñaari question bu njëkk bi dañu laaj le Coran et la Sunna sont-ils indispensables dans la formation spirituelle de l'œuvre humaine. léegi beneen question bi ñuy laaj mbokk yi xam nga dañu jóge ci dimension mentale ñëw ci dimension spirituelle te min nañu ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu Sayyidatuna Fatima daan nelaw bu jaamu yàlla jotaan danaa dañ ko yee parce que loolu mooy dundal ruuxam bu dee Sayyidatuna Aïcha bu daan nelaw bu jaamu yàlla jotee danaa dañ ko bàyyi parce que loolu mooy defar intellectuel am léegi ñaar yooyu naka lañ ko mën a déggee ci fi ñu toll nii ndagam dañ koy dugal ci règle 3 fois 9 yi waaw wala ñu déet bu fekkee comprendre lu ñu wax daal bu ko defee ñuy jaajëfal sunu mbokk Daouda Ndiaye ak suñu mbokk Mouhamed Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu jël El Hadj Sega Diop. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi jéggalu ci kàddu yi ndax xam naa ni am na barab yoo xam ne ku fa dem moom jël bind rek moo war waaw jël bind rek moo war gannaaw bañ nuyoo kilifa gi di koy ñaanal yàlla musal ko ci borom waxteefi borom yëgteefi ak borom njëgteefi ci barke Serigne Moustapha Sy. xam naa ñun li ñuy njëkk a laajte ndax spiritualité doomu aadama moo ko moom wala nit moo ko moom. bu loolu jàllee ñun suñu analyse dañoo gis ni li sonal ñu bari ci wàllu spiritualité mooy dañ koo tënk ci wàllu diini dañ koo tënk ci wàllu religion ci wàllu jaamu yii nii or que maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy nee nañu le domaine de la spiritualité est beaucoup plus vaste que le domaine de la religion boobu nekk benn. ñaareel bi mën nañu Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu a accordé sa paternité spirituelle à tous les enfants du monde. A accordé sa paternité spirituelle à tous les enfants du monde waxul à tous les musulmans du monde de waxul à tous les moustarchis du monde de à tous les enfants naturels du monde ñëpp dugg. beneen bi mooy ñun bi ñu gisee la spiritualité notion et repère ñun dañu doon laaj par rapport à qui et par rapport à quoi parce que qui parle de repère da ngay gis ni. dañuy wax que ni un repère permet d'identifier par une liste de coordonnées chaque point d'une droite d'un plan ou plus généralement d'un espace affine ça veut dire qu'il faut moom espace il faut nga am foo ko mën a localiser foo ko mën a identifier ñuy wax spiritualité entre notion et repère boobu par rapport ak man mi chercher ruux bi ci man la wala par rapport ak espace bi voilà foofu loolu lañ doon kii parce que Serigne Moustapha dafa ñu wax ñu daanalee foofu waaw Serigne Moustapha dafa ñu wax ni bi muy wax al mamlaka al insaniya mooy le royaume de l'humanité mu ne ñu première bi am dafa am coup d'état deuxième bi mu woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko lañu def ruux président parce que seytaane xamul fu mu nekk mu ni parce que seytaane xamul fu mu nekk donc ruux pour ñu identifier ko là day mel lu xaw a poser un problème ñun loolu rek lañ doon demander lañ doon poser question boobu wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi jéggul ci kàddu yu baax a baax. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu dem ci première vague de réponse yi xëy na doog a ñëwaat. waaw xam naa ñu nuyoowaat rek pour ñu dellu ci question yi.
d'accord xam naa ñu nuyuwaat pour répondre ci question yi waaw sunu capitaine d'équipe nee na foog ñu tontu ci question waaye comme question bi ci wàllu Daouda la génnee xam bàyyi Daouda bu waaw ndax moom moo fi andi Spinoza ak ñooñu ñëpp waaw mu mel ni am na solo mbokk mi njëkk intervenir tudd na ci wàllu thème central bi ak wàllu définition Moustarchid waaw définition Moustarchid bi mu nekk définition bu am solo wax dëgg yàlla nga gis aussi sphère yi nga xam ne moom la embrassé yëpp waaw mu mel ni mënuñu ko sax wutal benn identité parce que mooy fu mu dugg rek mu coloré fa de manière positive ak li mu wax ci adabani rabbi fa ahsana ta'dibi te mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko laajee ku la yar ba nga mel ni nga mel nii waaw mu ni sunu borom mi mën te léppam di yiw moo ma yar ba ma mel ni ma mel sunu patriarche Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy daal di ne ba mu ko waxee si la sunu borom àddu ca kaw waaw ne ko ñi ma yar bari nañu te meluñu ni nga mel kon boo melee nii c'est parce que sa mérite la wa innaka la ala xuluqil azim ba pare ne du si yem ne ko xuluqil azim boobu képp ku bokk ci sa xeet te nga war ko wàll da mën nga ko wàll par rapport à des conditions 4 groupes la groupe bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne ni ñuy sonnee pour seetal seen biti noonu la ñuy sonnee pour seetal seen biir ñaareelu groupe bi mooy ñi nga xam ni pacte de confiance bi dox seen diggante ak seen borom seen yitte ak seen jom moo def pacte de confiance boobu du rompre quelles que soient les difficultés ñetteelu groupe bi mooy ñi nga xam ni sunu borom moo leen wërsëgal te wërsëg ga mu leen jox wóor na leen ni borom bi moo leen ko wërsëgal mais ñu di ko def ca lañ koy def te xam ni tôt ou tard dina leen wan ni liñ doon sonnee jaar na ko ñeenteelu groupe bi mooy ñi nga xam ni mu ne solo bu rafet du leen tax a tiitaru lay bu dagan itam du leen tax a dàgg sante waaw mu ne ko ñeenti catégorie yi buñ soxlaa xuluqil azim yooyu na nga leen ci sédd donc contribution bi am na solo bu delloo ci wàllu wasila li mu ci wax aussi moom moo ci nekk waaw te mooy boo nee nit ñi na nga leen yóbbu ci yàlla na nga xam fu yàlla ne waaw na nga xam fu yàlla ne loolu dafay am solo waaw bi si des mooy sunu ingénieur moral moo ñu ko jàngal parce que ci aller-retour am na si aspect yoo xam ne man bi ma ko liiree daf ma jaaxal li mu ne finalité bi ci concept yi mooy nga constituer sa propre base de données mais ko sëriñ bi loolu ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ni nit ñi bu ñu taree Fatiha sax foog ni war nañ woo ñeneen loolu dina ma jaaxal ñun bootu la ñu miin waaw bootu la ñu miin mu ne ma pourtant finalité bi ak li yàlla dëxañ ci nit finalité bi mooy mu constituer propre base de données moom digganteem ak évidence boobu noonu moo nekk lu ñu mën a comprendre waaw mais ci concept yi liñ ciy dégg yépp muy am solo ñun benn concept lañ ci tànn muy concept am kilifa waaw boobu rek mooy concept bi nga xam ne moom moo ñu ñor waaw bu delloo ci wàllu li mu wax tasawuf son importance dans la spiritualité wax nañ ko sànq ci wàllu confrérie yeeg wàllu éducation mystique enjeu bi ci nekk mooy nga xam lan lay servir boo xamul lan lay servir nga di ko jëfandikoo du la jariñ dara waaw du la jariñ dara donc loo si di ko pratiquer dafay am importance nga xam lan la lay servir yow de manière intrinsèque pour loolu nag foog nga xam sa bopp waaw foog nga découvrir sa bopp waaw bi si des mooy rapport boobu ngay am ak évidence boobu ñu bari dañ foog ni rapport vis-à-vis la alors que c'est interne loolu itam ingénieur moral moom moo ñu si édifié ne ci sa biir ngay travailler ba daj évidence boobu noonu nekkul lu externe waaw mu mel ni sunu sœur wax na importance aussi bi nga xam ni moom la ñuy jox Taysiir loolu dëgg la Taysiir yaakaar naa ne ñun bu ñuy wax ne mooy sunu hymne mystique waaw ndax façon bi ñu koy jàngee ak importance bi ñu ko jox occulté wuñu ko mais dafa tolloog incompréhension bi am ci repères yi ak notion yi ci cité endormie bi la gën a dellu que ci Colisée bi waaw loolu mooy moo waral démarche bi waaw ci cité endormie bi la gën a dellu que ci biir Colisée bi waaw loolu moom moo tax waaw surtout que bu ñuy nax nit ñi si yooyu lañ leen di jaar mooy yiñ gën a yàpp tañ doon ko lim sànq waaw bi si des mooy caricature bi ci ne foog nañ ni ay yére yu rëy ak kurus bu gudd moom moo koy def waaw Coran ak Sunna sont-ils indispensables dans la spiritualité la waxul dans la religion
spiritualité moom moo gën a yaatu parce que spiritualité expérience la alors que religion école la thème yii di ñëw dinañ ko gën a leeral incha allah. li mu wax aussi ci exemple boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ci diggante sayyidatuna Aïcha ak sayyidatuna Fatima kenn ki mu ne buy nelaw dafay wax nañ ko bàyyi mu nelaw parce que intellectuel la loolu la ko sunu maam Seyyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu taala anhu waxee woon ne intellectuel la te ku ne xam na ni wàllu intellect boo si yëngu cerveau bi dafay soxla nga reposer waaw même sur le plan scientifique c'est déterminé booy def ay recherche ak ay xalaat glucose bi sa yaram li ci cerveau di jël yeneen parties yi si yaram bi du ko jël donc repos bi day doon farata bu delloo ci wàllu piété itam li mu naan nañ ko yee mu jóg jaamu yàlla parce que loolu ci cadre ruux la ruux boo xam ne dafa am yeneen ruux yu siy dépendre yaakaar naa ni kooku dafa war am performance yu mu war a atteindre loolu moo waraloon ñu jox ko primauté boobu mais du bii mooy gën a am importance beneen bi demeewul noonu mais ku si nekk angle ba nga féete loolu moom moo taxoon ñu doon leen conseiller loolu waaw. spiritualité ndax homme rek moo ko soxla wala humain spiritualité ñaar ñëpp a ko soxla waaw parce que wax nañ ni même ci homme bi évidence boobu daf koy daj problème bi mooy nan la ko war a tuddee ak yan interaction la war a am ak évidence boobu noonu donc ñoom ñaar ñëpp a ko soxla moo tax foofu sang bi jàngal nañu ci aller retour ne point de départ ci évolution bi nga doon homme wala nga doon humain amu ci importance parce que wax nañu ko nit dina juddu am cëru yàlla ak yépp et pourtant du ko deeyaale waaw nga nekk homme aussi ba sentir ko ci sa bopp te évolution ñor la départ boobu ngay def aussi bu mu nekk loo xam ni daf lay décourager parce que mën nga déparé homme après finir nekk un humain accompli donc ñoom ñaar ñëpp ñoom ñoo soxla spiritualité bi waaw notion yi ak repère par rapport à qui par rapport à quoi par rapport à l'entité humaine waaw par rapport à l'entité humaine parce que si introduction wax nañ sànq ni li ñu gëm mooy il y a autant de repères que de réflexion autant de notions que de perception parce que comme ni nga ko waxee repères yi ay flash yu ñu lay wan la mais yooyu balaa nga koy daj faw ngay réfléchir waaw faw nga siy réfléchir boo siy réfléchir nag sunu borom ak ni mu yaatoo jeu bi nga xam ne moo dox digganteem ak nit ki si biir jeu boobu la lay jox ay repères yooyu la nga siy jàngat moom mooy doon say notion nga xam ni côté bii nga ko war a angle bii nga ko war a jàppee wala angle bii nga ko war a jàppee parce que ku si nekk ak cellules yi la constitué waaw mu mel ni dafa mel ni question yooyu moo fi ñëwoon xam naa sunu mbokk Daouda am na ay compléments yu mu ci indi. ngeen baal ñaax. jërëjëf xam naa Mouhamed dafa fàtte question sang bi waaye loolu génnewu ko ci waaw xëy na bu delloo ci complément de réponse yi rek bi ci njëkk mooy kiy interroger wu surtout ci ki nga xam ne dafay jóg dem ci nit pour mu jor yóbbu ko ci yàlla foofu sang bi dafa am lu mu ñu ci àndal lu mu ñu ci jàngal plutôt ndax baatu spiritualité xëy na boo ko doon tënk mën nga ko tënkee ci neexook yàlla te yàlla bi ngay neexool nekkul ci biti mu ngi sa biir déjà donc nit ki li mu mën mooy xanaa gunge la ci yoon boobu noonu ba nga neexook borom bi waaye it kiy laaj ba xam ki nga xam ne xëy na xamul fonctionnement ruux ak entité yooyu noonu mbaadu li muy def baadu rey nit sang bi am na lu mu ñu ci jàngaloon yaakaar naa ci intervention yi mu doon def ci université du Ramadan yi ne ki nga xam ne da nga ko jox xëy na xale wala nga jox ko nit mu war koo yar te xamul xelu nit ni muy fonctionner xëy na kooku gaañ nit ki la gën a jege que mu defar ko donc loolu lañ ciy dégg beneen bi dellu ci sayyidatuna Fatima ak sayyidatuna Aïcha donc li ci Mohamed indi moo ci nekk ñuy bàyyi xel beneen bi moom mooy li sang bi wax booy jël évolution bi da nga koy jëlee ci dimension 3D donc xëy na ñetti entités yi mënoo indi relation de prédominance ne bii moo war a jiitu bii wala bii moo war a jiitu bii mais ba tey comme relation 3D nga koy jëlee profondeur bi wala boog hauteur bi dépendamment de sa angle d'observation xëy na mën na wuute kii mën na gën a am penchant ci xel mi xëy kii mën na gën a am penchant ci côté évolution ci côté ruux bi yaakaar naa boobu noonu la ñu ko déggee xëy na bu delloo nag ci question bi sang bi posé donc xëy na risque la sax nga ne da nga ciy répondre waaye
Spinoza moom nee na substance boobu noonu comme dara génn ko lépp mu ngi contenir ci biir substance bi mu tuddee ko yàlla moom Spinoza xamul baatu absence constante léegi Spinoza li ma koy conseillé mu suivre Colisée bi loolu daal laa koy conseillé waaye comme yàlla moo ndar képp lépp est-ce que am na lu génn ci moom donc est-ce que du boole absence constante bi rek substance première bi ndar képp ko kon baax na xel dal na xel dal na bu sang bi ñëwee dina ko leeral voilà xëy na dañuy indiwaat benn intervention rek Alioune Badara Seck. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. naa ñu ngi nuyu sang maam Cheikh Ahmed Tidiane mu jotal ñu yooyu sang yi mu àndal yëpp. bon ñun suñu intervention dañ ko doon accès yi fi nga xamante ne mooy la spiritualité mais ñun fii nii dañu koy particulariser par rapport ak ñun li ñuy dund parce que ñi mu fi wax ñëpp les scientifiques les savants ñoom ñëpp baax na. mais ñun comme dafa am lu ñu tënk te am lu ñuy xaar mu dellu ci li nga xamante ne moom la capitaine wax muy si li dellu ci système central bi ñu jóge ci humain jëm ci nit. donc spiritualité bu ñu ko waxee ruux moo tax ñu koy wax ruux mooy terrain de prédilection bu spiritualité mais ruux dafa mel ni suñu borom daf ko bi mu nekkee si surveillance am ruux ñemewul def dara parce que ruux du mooy suñu borom. mais bu ñu remarqué ne bi mu ñëwee ci nit nag yàlla dafay jël foofu ay pouvoir de délégation parce que am na certainement ay nit ñu ko représenté fi suuf ñoo xamante ne mën nañu defal ruux boobu formation loolu nag duñ ko jéggaan yi parce que booy seet dara dafa fekk téewoo ko loolu war nañ ci mën a am doy ku ñu si doy mooy Seyd Mouhamadou Moustapha Sy si ñi nga xamante ne si ay formateur ruux lañu bokk ruux nag bu ñu waxee kii koy formé li mu koy formé man pour man du acte cultuel yi mais tey par exemple dañuy jël ay mbir yu insignifiant si nit si suñu perception par exemple tey lii lor nit nga jële ko fi wala kii lay formé ci ay intégrité égalité ay unicité probité moralité ay sincérité ay honnêteté fidélité ay fierté dignité yooyu yëpp ki la ciy formé tey jii ba boo taxee société bi ñu xam ne kii mat na jàmm suñu borom kon kooku amoo fayam je pense bien kooku nag moo am mérite pour mën a former ruux xam naa foofu laa koy yemale bon am ñaari question yoo xamante ne moom dafa primordial ci man parce que benn bi daf may torodé benn bi mooy dama ne est-ce que Sénégal tey par exemple nit mën na fi am une formation spirituelle tant que jàkkaarloowul ak aada pour rey ko en première comme étant son ennemi première beneen bi mooy nag la différence entre dimension spirituelle et dimension mystique maa ngi jégalu temps moo ñu njat di jégaluwaat ci kàddu gi wasalaamaaleykum. jërëjëf ñu jaajëfal mbokk mi bu baax di jégalu bu baax a baax nag par rapport ak intervention yi xëy na temps bi moo ñu xaw a njat te heure bi dafay bëgg a jot xëy na bu delloo ci question mbokk mi. xanaa ma koy asalaamaaleykum mu leen nuyu ku nekk moom di leen ziar di baalu àq bu baax di ziar suñu capitaine xam naa ñun question bu ñu amoon rek muy que ni ci thème bi dañu wax évolution commencé évolution bi homme jëm humain ñu dégg nag depuis début bi ñuy développé ñu dellu si cadre économie après ñëwaat si spiritualité développé cadre social psychologie ak yeneen yi xam ne moo sopp
donc man fi may demander mooy qu'en est-il l'aspect linguistique dans la spiritualité parce que bu ñuy wax domaine yi ñu tudd yëpp mënoo ko tudd te tuddoo parole bi nit ki di génnee te parole mën nañu wax ne dañ ko miin parce que bu fekkee dañoo nekk Sénégal làmb dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ne wax mu dafa yomb te c'est toute une entreprise comme ni ñu commencé ci physique bi dafay am physique am mental balaa mu ñëw ci spiritualité bi parce que ñu ngi wax baatu Allah te kàddu la donc bu fekkente ne par exemple tey da nga ñëw ci cadre physique bi nga ñëw par exemple benn nom bu ñuy wax Colisée à chaque fois booy xool Sénégal sax dafa mel ni étudiants yëpp faculté des lettres lañu nekk parce que déjà langue rek la ñuy jàng langue ñii ñu ngi ci anglais ñii ñu ngi ci français ñii ñu ngi ci espagnol donc nga gis ni lépp lu ñuy def rek cadre langue lañ koy nattee nga xool par exemple bu doon Colisée ngay wax baatu Colisée que bi dafa nekk benn occlusive parce que lii di tax ñu gën ci tenir compte mooy bi ñu maam Cheikh di jàngal ci gàmmu 2005 baatu ze nu ñu koy waxee mën nañu c'est une fricative c'est une lettre fricative interdentale un peu sonore mu wax rek ñëpp tàcc fekk boobu ñu ngi jàng université ñu ngi jox fascicule yi mais teniruñu ci woon compte mais dès que ñëw déglu gàmmu googu noonu si la ñuy jëlaat fascicule dajalewaat pour mën a maîtriser parce que ñu xalaat ni am na benn aspect bu spirituel bi si nekk déjà bu dee Colisée foog nga am que foog mu nekk lu occlusive dorso-vélaire sourde orale bu ñu waxee occlusive moo nekk lettre boo xamante ne dafay am obstruction bu ñu waxee obstruction nag dafay wuteeg suñu élément santé yi nga xamante ne bu ñu nee obstruction am na partielle wala totale dañuy naan nañ ko defal CAT gaaw balaa muy dem ci détresse vitale yi balaa peut-être air bi di manqué mu dem ci yeneen ak yeneen amatu respiration wala dem ci cardiaque genre yooyu mais bu dee occlusive que pour nga wax ko foog mu am obstruction totale ci gémmiñ bi voie buccale bi pour mu mun a génn foog mu nekk dorso-vélaire c'est-à-dire sa digg langue sa digg làmmiñ foog nga teg ko ci vélaire ci lu ma ko mën a waxee ci olof laa dul xam ci voilà ni mun ko firi après foog mu nekk lu sourd c'est-à-dire sa corde vocale yi du nekk luy vibrer mais danga koy bàyyi mu génn normal foog mu nekk lu oral mooy que ni làmmiñ bu ndaw bi la yàlla defal foog nga bàyyi ko mu wàcc foog nga bàyyi ko mu yéeg pour que air bi mën a génnee ci sa gémmiñ bañ a jaar ci sa bakkan à la différence boo bëggoon wax on ak boo bëggoon wax o donc nga ñëw ci o bi foog mu nekk lu ñu labialiser c'est-à-dire foog nga utiliser say tuñ pour nga def ko foog mu nekk lu postérieur mënoo jël sa tuñ yi nga étaler ko ba pare nga bëgg a wax o mënul nekk foog mu nekk lu mi fermé mënoo tëj sa gémmiñ nga bëgg a prononcer o c'est mënul nekk foog mu nekk aussi lu oral déjà ñaari lettre laa fi joxe te benn bu ci nekk rek c'est toute une entreprise pour nga génne benn produit te ñu gis ni par exemple maam sëriñ bu mu ñuy wax ni dañoo nekk ci làmb wax bu tijjee noppi jot na donc ngay dem bay xool nit ki suy wax parole produit yu muy génn yëpp lettre par lettre nga xool la journée ñaata lettre mooy génn nit wax ba pare yàlla taf ne kii la wax parce que benn mensonge la wala nga teg nga ci deru nit loo xamante ne bi waroo ko ci woon teg donc foofu yaa ngi wax lan mooy aspect linguistique boobu noonu ci spiritualité déjà bu ñuy wax par exemple boo doon évoluer ci dans le domaine de l'affaire dans le domaine des affaires essence business dañ naan la boo jàngul anglais doo ci génn bu dee dans le monde de l'administration bu dee au Sénégal ñu ne jàngal français parce que doo ci génn loolu moo nekk langue bi ñuy échanger sur le plan administratif maintenant su fekkente ni dans le monde spirituel comme spiritualité tënkuñu ko ci l'islam kese baatu Allah mën nañu wax ne langue arabe la léegi bu dee yeneen ñi nga xamante ne bi peut-être nekkul langue arabe wala ñeneen ñi nga xamante ne ñëwoon nañ parce que maam Cheikh moo ñu wax ni yàlla ba muy préparer arabe di ko jox garde-fou yi dafa fekkonte ni moom ki muy mujjee waxal arabe lay wax léegi ñeneen ñi lan mooy aspect linguistique bi ci spiritualité boobu noonu ñu ngi jéggalu bu baax salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. xëy na di jaajëfal mbokk mi ci cours bu am solo bi waaw dafa mel ni nag waxtu bi comme ni ñu ko waxee sànq daf ñu njett torop ñuy ñaan rek comme waxtu bi jot na heure la voix du Colisée donc ñu ñaan ko mu ñëw te moo tey incha allah.
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ah ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di massaw ñëpp. ah xawoon naa ñaxtu nag ndax ñëpp posé question yu tontu ñu nar a bàyyi sama bos. ah loolu moom duma ko d'accord waaye sant yàlla rek. ndax bu ñu nee pôle physique ne pôle mental ne pôle spirituel l'essentiel mooy c'est une même équipe loolu rekk a ci nekk moo tax boo mbir yi amee solo ñëpp ko moom bu mbir yi amee njëriñ ñëpp ko moom bu mbir yi amee barke ñëpp ko moom yàlla na yàlla xeb dolli. ah xam naa nag moom pôle spirituel bi nañ tàmbalee neex na moo tax tey moom xam naa dañuy xaw a ñeme affaire rek. xam naa man sax fi ma bëgg a njëkk ñëw ci question bu ñu posé léegi la ci cadre repère ndax en effet bu ñu nee repère c'est par rapport à quelque chose waaye xam nga dafa am ci cadre téléphone li ñu woowee triangulation loolooy njëriñam yàlla da lay jox repères yi ndégam dégg nga ko ndax boo amee coordonnées yi aussi te amoo matériel bi mën a extraire information bi amul sens kon nag ni ko Mouhamed indee ci jeu bi diggante nit keeg yàlla ci jeu bi ngay mériter information ngay mériter repère bi ngay jékki-jékki ne tag am lu débloqué nga ne ah kon ndeke nangam la muy benn ngay demaat di demaat sa digganteeg sa borom ngay dem di ñëw mu lay jox ngay jël beneen repère taxaw nga ne ah kon nekkee nangam la nga demaat ci jeu bi nga amaat beneen repère nga ne ah kon nekkee nangam la waaye xam nga li neex lan la triangulation la jox position exacte position approximative la lay jox mu dellu ci li ñuy tudd sànq yàlla mën na la yar mën na la defal lépp waaye yitte bi yaa ko moom kon nag notion yi yitte nit ki la moom moo koy sonn moom mooy def li tax muy xam nag léegi bu trianguler ba xam à peu près moom fan la situé wu notion yi lay jëfandikoo ba xam moom position exacte mën a natt nag léegi nag progression waaye kon léegi baat bi wolof di wax naan ko xamatul foo jëm da ngay dellu foo jógee te Serigne Cheikh wax ni xel bi nga ñàkk ba xamatoo foo jëm moom nga ñàkk ba xamatoo foo jóge ah là les choses deviennent intéressantes ndax xam nga foofu dafa am lu ci neex xamoo foo jóge xamoo foo jëm waaye li ci neex mooy yàlla fépp la nekk comme yàlla fépp la nekk est-ce que réer tax na nga rëcc yàlla est-ce que réer tax na nga rëcc yàlla moo tax baat bi soxna si tudd sànq est-ce que àgg ci yàlla wóor na looloon def ba jóge ci moom yàlla mi la jiitu ci sa bopp gën la xam sa bopp gën la xam li nga daje li daje ci yow gën la xam fi nga jëm buñ ne dem ci yàlla dañoo déggul yàlla kenn du dem ci moom da ngay dellu ci moom ndax nit bu judd xam na yàlla nit bu judd am na diggante bu dox ak boroomam kon nag lan moo xew ci diggante bi ba rupture boobu di am ba recherche di war a am redécouverte war a am xamante war a amaat c'est très important lu jar a bàyyi xel la question yu jar a poser la mais gis nga loolu yëpp dafa am lu ci neex te mooy yàlla yaatoom ndax xam nga question bi mu posé dafa am lu tax gis nga Spinoza yi ñuy tudd ak yooyu yëpp ñoom dañoo amul chance ndax yéen am ngeen góor gi comme am ngeen góor gi war ngeen comprendre bu ñu nee substance première
yàlla du il ne travaille pas unilatéralement kon nag foog contrepartie am ñoo ngi koy wax léegi mag Moustapha absence ne signifie pas vide absence ne signifie pas vide lu jar a bàyyi xel la xam nga lu tax substance première d'accord loolu day fekk nga mérité substance ci yàlla substance première day fekk nga mérité substance ci yàlla day fekk nga mérité yàlla jox la ci boppam dara waaye ci beneen côté spectrum bi ñi nga xam ni ñak ñoom ils ont fait le tout ba yàlla jéppi leen et pourtant rëcc ñu juridiction am kon nag yàlla nga fa ba léegi waa ci dimension absente am ndax xam nga yàlla ci mbaaxam ak màndoom xanaa xamoo leen ni ki nga xam ne moom nee na yàlla amul bu gaañoo pour yéen dafa am ay malaaka yi fii leneen déedéet yàlla du tas yaakaar nee nga yàlla amul du la wan boppam fa mu lay tëj kenn xamul nga nekk fa ba fa ñooñu juumee naan je pense donc je suis foofu la ñuy juumee ndax gis nga ci moment boobu pensée amu fa sens xalaat du la fa génnee ndax xalaat la fa duggal te góor gi ñun jàngal nañu ne nit dina wax ba duggal boppam ci kàmm waaye mënul wax ba génne boppam kon nag foofu xel du la fa génne comme daal sa àdduna yëpp lànk nga yàlla waa léegi nooy def fa ayna tazhabun loolu rekk la mais pour wax la mbaaxu yàlla gis nga ki nangu fekk si nangu baat bu am solo la nangu ndax nit war nga nangu ñett faw nga nangul yàlla faw nga nangul sa bopp waaye faw nga nangul ñi nga séqal ñetti yëpp faw nga bàyyi ko xel ndax kilifa goo gis ñetti yi ko wër boroomam bi ko tiim seede lépp fekkee lépp xam lépp xam ne bu wéetee ñoom ñaar la mook boppam digganteem ak boppam sincérité ak boppam bu paree nag mook nit ñi ñim ko séqal ñim séqal liggéey bi ñim séqal penc bi ñetti nangu yi ndax ku si nekk foog nga nangul ko fi mu toll c'est aussi simple que ça gis nga kawel ba raw ñëpp gaawal ba dépassé ñëpp waaye fekk nanguloo ñi ci des li ñu doon yow ci sa bopp munoo am jàmm ndax fekk yaa ngi àtt nit ñi ci yow ni nga toll yaa ngi tooñ te fekk yaa ngi tooñ di nga wàcc kon nag màndu c'est très important gis nga lii yëpp dee delluwaat ci absence bi ma tudd ndax moment bi nga xam ne absence bi yaa def koy jëflante ak yow ci sa xel ba li nga war a xalaat ba xam ni ndeke yow yaa juum honnêteté boobu absence su honnêteté boobu lépp yàlla la ndax loolu yëpp ci façon yi muy yare nit la foo yooyu yëpp ci façon yi muy nattee nit la yooyu yi muy fàttali nit la ni ko mag yow bokkuñu bu ma la séddee ci sama boppit am lu ma jël ci man def ci yow mag yow bokkuñu dangaa matadi te ci matadi ngay dëkk damaa mat te ci mat laay dëkk kon nag bul mës a jumbay comparé bokkaale yeneen yàlla taxul yàlla buy wax bokkaale nit lay waxal bul gis sa bopp ba fàtte ma ay xërëm ak yii yëpp ay comédie la ndax xërëm lan moo ko indi nit moo xam ne yàlla am na waaye dafa xeeb boppam ci di ko jaamu directement moo tax il faut mu jéem wut intermédiaire waaye nag comme nit dafa ñeme yàq di dénaturer ba jël xërëm bëgg ko def yàlla moo tax loolu leen ci gis am na xërëm yoo xam ne fu nit taxawee ci seen kanam ñu dañuy taxaw ci kanamu yàlla jéggal ma c'est extraordinaire ci cadre absence boobu nag léegi dualité bi substance première absence constante
nan la nit di équilibrer loolu c'est tellement simple mooy liñ fi tudd rek nit jëlal sa bopp jox yàlla gis nga ko gisoo ko yëg nga ko yëgoo ko li la wér te wóor yaa ngi ci loxo yu wóor loolu rek a ci am solo loolu nag la mag ñi rawee ñëpp ndax ñëw seen diggante ak seen borom utuñ ci condition utuñ ci waxtaan utuñ ci dara na jël lépp na def lu ko neex lu mu ci def baax na moo nga ah xam naa sax balaa maa sori sax dama bëgg am lu ma clarifier yeneen pôles yi bu leen mer yeneen pôles yi bu leen mer bu leen foog ni dafa am ñu ma beral loxo du loolu dafa fekk ni rek ni ñu tëralee mbir yi la ndax xam nga pôle spirituel buñ ci xasee ba egsi yeneen pôles yëpp day duggaale du sax problème mu favoritisme waaye yàlla xam na ni yeneen pôles yi sax noonu la intéressant waaye yooyu yëpp dana ñëw incha allah loolu rek la ñoo bokk équipe amul problème noonu rek la toll ah xanaa bañ a guddal rek ndax xëy na sax am na question yoo xam ne bëggoon nañ ko indi waaye ci beneen thème bi la gën a dugg moo tax yooyu buñ ci àggee du ñàkk ñu traité ko incha allah ah sant yàlla rek xam nga dafa am benn mbokk bu ñu def remarque bi te en effet looloo ci nekkoon suñu objectif ndax daf ma ne gis nga Colisée bi xam-xam beeg yëpp am na solo ma ne ko waaw mu ne waaye li may sant yàlla mooy boo seetloo ñiy wax yëpp benn qualificatif lañ bokk ñoom ñëpp te mooy ñebootu góor gi loolu rek doy na sant yàlla gis ngeen seen la voix du Colisée bi li ma ko xeex ak ñoom li ma ko xuloog ñoom ndax xam nga ñun dafa am lu ñu gëm te moom dañ ko jëkkee ci suñu bopp gis ngeen dañ nekk ci milieu boo xam ne ñun kenn rek lañ faale kenn rek lañ tëg bët kenn rek a mën a signifier dara suñu kanam muy Serigne Moustapha Sy kon nag la voix du Colisée capitaine ak chef de guerre ak yooyu yëpp baax na li ñu intéressé ñun mooy li benn moo ko wax mu sori ci man lool ca gàmmu ga dafa jël suñuy photo boo xam ne mag góor gee ko bokk mu ne le professeur et son élève dama ko gis ñaan sama borom ne kii nim ñu matee pour professeur matee ñu ko kilifa yàlla nañ ko matee élève noonu loolu rek doy nañu ndax gis ngeen li ma mës a wax te muy baat bu ama am solo gis ngeen kooku waxoon poser question bi ne plutôt servir aux cieux ou régner aux enfers am na koo xam ne gis nga élève am moo raw professeur yu ñëpp am na koo xam ne élève am kenn mënul taxaw ci kanam bay mën a wax lu ko jaaxal am na koo xam ne élève am kenn mënul fexe ba du bokk ci les meilleurs ci li mu nekk loolu waxuma la c'est un droit c'est le devoir de tout moustarchid c'est le devoir de tout humain loolu rekk a ci nekk ah ñooy guddal xanaa di gën a rafetlu rek exposé yi xam naa moom da ngeen ma gën a créer problème rek ndax yéen da ngeen di publicité aller retour bi ba pare wëlbati ko naa ma nit ñaa ngi koy laajte waaye yàlla baax na incha allah yàlla yàlla mottali yëpp yàlla yàlla aar ñëpp yàlla yàlla mottali yéene yi yàlla yàlla matal aajo yi ah ba beneen yoon kon asalaamaaleykum wa rahmatullah ah kon ñu ñaanalante rek xam naa ñu defaat fatiha ñetti lixlaas falax ak naa salaatul fatih ñu ñaanalante ci yéene waale ci mbokk yi jiitu ndax ñoo ngi may wax ne am na ñu wàññee ko fan yii rek ah yàlla moom yëfam waaye sant yàlla gi mooy boo xamee te comprendre te nangu ni bu ñuy wax faatu it du fin transition la bismillah
amiin incha allah jërëjëf. na ñu dellu nuyuwaat ñëpp rek xëy na dañuy jàllale rek information di wax ni Colisée bu tey bi mën nañ ko suivre demain sur Mourchid TV à partir de 17h20 di wax ni itam di yéegal beneen information bu dellu ci match de gala bu dox diggante équipe bu Colisée bi ak waa sécurité donc ñu koy defee demain à partir de 20h donc di ci convier ñëpp fële lañ koy defee terrain Sénégal Japon voilà c'est le terrain Sénégal Japon bi donc di ci convier ñëpp. beneen bi itam ñuy ñaan mbokk yi bu ñu génnee rek comme ça ñu gaaw tegu ci yoon bi te bañ a occuper mbedd mi comme dafa xaw a xat donc looloo dellu woon ci information yi di wax salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu. yéen ñi sopp sunu góor gi Serigne Moustapha wayle leen ñu ko amuñoo ku gën Serigne Moustapha sunu sang be seede ngeen ni rëyul bëggeewul du doon lu warul si jikkoom yu sell yi moo amee lañu ko bëggee ñi la sopp ci réew mi ñu ne te di la bëggee fu ñu ne nangu nañ sa mbaax te di ko fesal fu ñu mën a ne am na diina te yaatu na si moo yiw te gore kol bi moo ko yor te du diitaru sunu sang bi way leen yéen ñi sopp suñu góor gi Serigne Moustapha way leen ñu ko amuñoo ku gën Serigne Moustapha sunu sang bi wan nga ñu àdduna jàngal nga ñu diine Serigne Moustapha ubbi sunu xel ba fi mu ne nii dara yeemuñu maara la bal nga sunu xol yi Serigne Moustapha ba ñun sañu ñoolu ñaaw lu ñu mbaax mayul ñu wan ko gannaaw dese sunu ngor xam nañoo li ñu doon ngir yow xam nañoo ki nga doon sañu ñoo fawee du ñu sàggane sunu dignité way leen yéen ñi sopp suñu góor way leen Serigne Moustapha way leen ñu ko amuñoo ku gën Serigne Moustapha sunu sang be way wi de ñu la way wayandoo taxul
Mustafa Mam Khalifa ñoo ngi ñaan Rabbana yal na sàmm sunu góor gi Serigne Mustafa te mu may ko wér ba mu yeggale ni ko maam yi woy leen yéen ñi sopp sunu góor gi woy leen Serigne Mustafa woy leen ñu ko woy leen ñu ko amu ñoo ku gën Serigne Mustafa sangu bee nampal nga ñoo ci sa doylu gee ba xiifu ñoo niital nga ñoo ci sa leeru gee ba réer ñoo yee danga ñoo sagal danga ñoo sigil amu ñoo sa fay danga ñoo sagal danga ñoo sigil amu ñoo sa fay yéen ñi sopp suñu góor woy leen Serigne Mustafa woy leen ñu ko woy leen ñu ko amu ñoo ku gën Serigne Mustafa sangu bee nampal nga ñoo ci sa doylu gee ba xiifu ñoo niital nga ñoo ci sa leer gee ba réer ñoo yee danga ñoo sagal danga ñoo sigil amu ñoo sa fay danga ñoo sagal danga ñoo sigil amu ñoo sa fay yéen ñi sopp suñu góor woy leen Serigne Mustafa woy leen ñu ko woy leen ñu ko amu ñoo ku gën Serigne Mustafa sunu sang Serigne Mustafa mu ñoo sa fay Serigne Mustafa mu ñoo sa fay yee danga ñoo sagal danga ñoo sigil amu ñoo sa fay danga ñoo sagal danga ñoo sigil amu ñoo sa fay yéen ñi sopp suñu góor woy leen Serigne Mustafa woy leen ñu ko woy leen ñu ko amu ñoo ku gën Serigne Mustafa sunu sang bee bakare daraman aram loo mu kumbam jaar leeru maam Sofee maam Cheikh Tijaan ñoo ngi la